mbokk yi teewlu xibaaru Bambouk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. ñi nga xam ne mooy comité de développement sanitaire bu poste urbain 1 ñoom tamit daal dinañ am ay coppite ci seen wàllu bureau bi ndax kenn umpaliwu ne seen mandat ñetti at la ren lay jeex gannaaw bañ leen falee en 2018. ki nga xam ne nag moo ko jiitu woon di secrétaire exécutif Waagaan Faye ànd ci équipe am bi bañ tëjee ak ñi nga xam ne ñooy assemblée générale ba fële ca salle mairie ba en présence ci Pa Abdoulaye Ba muy le préfet ak représentant du maire ak le collège électoral daal dinañ def bilan ci liggéey bi nga xam ne jot nañ ko def depuis bañ leen dénkee loolu nga xam ne mooy CDS bi. ci loolu nag moom mi nga xam ne mooy Waagaan Faye daal dina laajaat pour un deuxième et dernier mandat askan bi fa teewoon assemblée générale bi nga xam ne ñoo ko composé daal di koy tabaat ci kaw boppu secrétariat exécutif bi mu daal di ci feggoo ak ki ñu naan Ndeye Binta Dramé mu doon adjoint trésorier général bi comme d'habitude Omar Ndiaye moo ko yor ba léegi trésorier général adjoint ñu daal di koy jox ki nga xam ne mooy Thiebo Thiek. Le maire l'honorable député maire Yaya Sow daal dina amaloon ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ab point de presse fële ca Ribo gannaaw bi nga xamee ne ñi ànd ak Madiama Seck daal dinañ génn daal di yàq lu mel ne xamee moom ak li nga xam ne liggéey bi muy def ci daal di Ribo Escale. ci loolu nag ñi nga xam ne ànd nañ ak moom daal dinañ ñëwaat ci lu yaatu ci li nga xam ne mooy. Bilan maanaam liggéey bi nga xam ne le maire daal dina koy def bépp gannaaw ba mu fa toogee ba léegi ci bopp municipalité boobu noonu ci loolu nag daal dinañu weddi ba mu set wecc ci accusation yi nga xam ne ñi ànd ak l'adjoint au maire Madiama Seck daal dinañ koy def moo xam ci wàllu détournement la moo xam ci wàllu xaalis boo xam ne wax nañ ne mu ngi ko luubal loo xam ne daal dina ñàkk am. loolu nag gis nañ ne depuis 2015 ba 2021 honorable député Yaya Sow ba mu nekkee ci bopp mairie bi nga xam ne mooy mairie Ribo Escale gis nañ ne am na coppite am na changement yu bëri yoo xam ne ba waral na tey waruñ tax gis keneen koo xam ne dina taxaw di ci xëpp liñ naan suuf wala di ci sànni ay xeer. ki nga xam ne mooy directeur des paysages urbains et des espaces publics di Alioune Badara Ly nekk leader et responsable politique fii ci département de Koungheul daal dinay amal benn daje fële ca campement daan fa waxtaan ak ay groupement de femmes ngir dégtal leen ay financement ci loolu nag daal dina leen di may 40 chaises boole ci juróom-benn groupement yu fa nekk yëpp ku nekk mu may la 100 000 francs muy au total 600 000 francs yoo xam ne daal dina koy jox groupement yi féetee fële ca campement. loolu nag mu ngi ko def te waaj ko di ko def fële ca sanc dina ko def jàmm gan mais aussi dina ko def fépp foo xam ne ay groupement de femmes daal dinañ fay teew ngir doxal seeni activité li nga xam ne mooy kuréel bi ëmb jàngalekat yi bokk ci APR fii ci département de Koungheul daal dinañu teg seen kuréel gu bees muy la FAIRE muy fédération des enseignants éducateurs pour la république ñooñu nag dañoo wax ne ay jàngalekat lañ mais ci ki ñu ànd politiquement mooy le président Macky Sall gannaaw bañ bokkee ci parti bi nga xam ne mooy APR ki ñu fa samp nag mooy Thierno Bocoum li moom lañ samp ci bopp bi pour mu nar a doxal fii ba ñuy defee renouvellement yi. Pastef Koungheul ki nga xam ne Babacar Ndiaye moo ko jiitee daal dinañ amaloon ab dox nemmeeku ci marché de Koungheul moom nag mu ngi ci àndaloon nag ki nga xam ne moo yor massification bi di El Hadj Gueye ak ki yor jeunesse patriotique di Moussa Laye ak seen i jigéen daal di wàcc si marché bi daal di waxtaan ak askan bi diisoog ñoom si seen jafe-jafe ak seen tawat ci loolu nag daal dina gis ne marché bi bëri na ay tolof-tolof yu bëri yu fa nekk rawatina ci wàllu cet gi ak li nga xam ne mooy bërëbu gaanuwaay yoo xam ne amu fa waaye li gën a soxnal askan bi nga xam ne ñooy liggéey ci marché bi mooy coupure courant yoo xam ne guddeeg bëccëg yépp mu ngi fay am. ñoom nag en tant que candidat à la municipalité ñoom nee nañ bu ñu fexee ba ak bu leen askan bi tegee ci boppu mairie bi dinañ fexe ba loolu yëpp daal di saafara. vitrine du sport muy émission bi nga xam ne Kanté Junior moo leen koy defal fii ci kër gi daal di noonu dalal ki nga xam ne mooy président zone 1B di El Hadj Gueye gannaaw nag ba mu dalalee Bas muy président zone 1A daal dinay dalal zone 1B président bi di El Hadj Gueye daal di waxtaan na moom ci lu yaatu ci zone bi nga xam ne ren moom lañ ko dénk mu koy jiite waaye aussi nawetaan bi nga xam ne tàmbali na ak match yi nga xam ne am na ci zone boobu ci loolu nag di fàttali rek ne zone El Hadj Gueye bi am na 11 ASC muy fukki ASC benn waaye El Hadj jàpp na ne bañ commencé ba léegi match yi mu ngi jaar yoon te mu ngi dem bu baax
te yéen bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw mu doon président léegi aussi du diis bi baax parce que ñi ko fi jiitu comme Abdou Tall ak ñeneen ñëpp daal dinañ fi def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ba moom mu gis ci boppam jàng ci loo xam ne tey dina ci doxal te du ci am benn jafe-jafe. gannaaw loolu nag résultat démb match yi nga xam ne am na démb ci stade municipal de Koungheul di zone 1B bu El Hadj Gueye ba léegi ki nga xam ne mooy xay gi ak jaraaf ñoo fa dem dajee jaraaf daal di koy dóor score bu mag a mag dóor ko 4-0 di fàttali rek na xay gi moo demoon phase nationale waaye ba ñu ñëwee jaraaf da leen dóor 4-0. programme mu tey bi nag zone 1A ki nga xam ne affiche yi nga xam ne ñoo fay am mooy entre Lycée Neexle ak Lycée Garab gi ñoo war a football première heure deuxième heure daara ji war a teseeg Yogo mu bokk ci 5e journée championnat populaire fii ci Koungheul lii lañ leen indiloon ci seen tënkum xabaar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.